ci xasida yi rek ci xasida yi rek lan mën a xam sëriñ bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين ورضي الله عن شيخنا وإمامنا وقدوتنا وسندنا حامل اللواء المجدد الإسلامية Cheikh Ahmadou Bamba Khadim al Moustapha mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ci gën gaa tedd di nuyeen muy asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ziara te di leen ndokkeel ci bis bi nga xamee ne bis bu màgg bi nga xamee ne moo ñu fi dajale muy bis bu màggalu Touba ñu defoon nag lenn ci jaar-jaari sëriñ bi mu dalee ci ak gane àddunaam ba ci am njàngam ba ni mu demee ci tukki bi liggéey bi yëpp rek ba ci sosug yoonu murit geeg sancug Daaru Salaam ak Touba ba ni mu ñibbisiwaatee ci Jurbel ba ni mu wuy jee boromam subhanahu wa taala kon xam naa ñu defoon ko ci wolof ak ci li nga xam ne mooy italien soxna code moo ñuy defal italien bi ko defee ñun dinañ góorgóorlu suñu kem kàttan jëm koo tënk ci wolof ni mu gën a gàttee bu soobee yàlla bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salve a tutti quanti che sono qua riuniti oggi per questo giorno che commemoriamo, conosciuto anche come il giorno di 18 Safar, cioè il Magal di Touba. Come possiamo sapere, oggi celebriamo e commemoriamo il giorno del ritorno dell'esilio di Sheikh Ahmadou Bamba Mbacké, che avvenne il 10 agosto del 1895. Sheikh Ahmadou Bamba Mbacké nasce a Mbacké nell'anno 1270 dell'Egira e nel Baol, nell'attuale regione di Jurbel in Senegal. Suo padre era il venerato Mammor Anta Salim Mbacké, grande studioso musulmano e giudice rispettato, mentre sua madre, Sohna Jara Bousso, era una donna di profonda pietà, appartenente a una famiglia rinomata per la sua conoscenza religiosa e la sua virtù. Da parte di padre, Sheikh Ahmadou Bamba Mbacké apparteneva alla prestigiosa famiglia Mbacké, i cui antenati erano di origine Tukulur. Dedicò l'intera sua vita al servizio esclusivo di Allah subhanahu wa ta'ala e nel suo messaggero, pace su lui. Visse circa 75 anni e decedette nel 1927. Sheikh Ahmadou Bamba Mbacké, sotto la guida del padre, iniziò fin da subito lo studio del Sacro Corano. Successivamente proseguì la sua formazione con diversi grandi maestri del suo tempo. Studiò prima presso Serigne Bousso Mbacké, uno dei suoi zii paterni, poi continuò con Serigne Tafsir Mbacké Ndoumbé, anch'egli appartenente alla famiglia materna. Dopo la dipartita di quest'ultimo, tornò dal padre per completare la memorazione del Corano. In seguito approfondì le sue conoscenze religiose con Samba Tukulurka nella regione del Salum, prima di far ritorno dal padre a Fatar, dove studiò le principali scienze islamiche, il tafsir, cioè l'esegesi coranica, gli hadith e il fiqh, giurisprudenza islamica, la sua grammatica araba e la sua teologia e il sufismo. Quando suo padre si trasferì a Mbacké, Sheikh Ahmadou Bamba Mbacké lo accompagnò e continuò i suoi studi fino alla dipartita del padre. Questa esposizione, ispirata in particolare dall'opera di La crescente influenza di Sheikh Ahmadou Bamba Mbacké preoccupò l'amministrazione coloniale francese,
che lo sospettava ingiustamente di preparare una rivolta armata. In realtà, egli non aveva mai inviato alla guerra. La sua unica lotta era quella della fede, dell'educazione e della riforma morale. Convocato a Saint-Louis nel 1895, lasciò il suo villaggio un sabato del mese di Safar, attraversò diverse località, tra cui Njewel, Kokki e Luga. Dopo la preghiera dell'Asr a Luga, prese il treno per Saint-Louis, dove arrivò prima della preghiera del Maghreb. Rimase alcune settimane a Saint-Louis prima di essere trasferito a Dakar. Le autorità coloniali decisero poi di deportarlo in Gabon. Durante il viaggio la nave fece scalo a Conakry, Grand Bassam e Kutunku, all'epoca del regno di Dahomey, senza permettergli di sbarcare. Giunto in Gabon, fu condotto nella regione del Mayombe, dove trascorse 8 anni in esilio, dal 1895 al 1902. Nonostante le difficoltà, rimase costantemente dedito all'adorazione di Allah subhanahu wa ta'ala, alla recitazione del Sacro Corano e alla composizione di numerose poesie religiose, conosciute anche come Hasidah, insegnamenti ai suoi compagni. Il suo esilio, invece di indebolire il suo messaggio, contribuì a rafforzare l'influenza spirituale. Il termine dell'esilio di Sheikh Ahmadou Bamba Mbacké tornò in Senegal nel 1902, sbarcò a Dakar e fu poi condotto a Saint-Louis, dove rimase per qualche tempo. Successivamente soggiornò presso alcuni dei suoi fedeli a Luga, quindi proseguì il viaggio verso Darussalam e infine raggiunse Darul Manar. Alcuni anni dopo le autorità coloniali lo convocarono nuovamente. Questa volta fu inviato in Mauritania, dove rimase diversi anni prima di far ritorno in Senegal nel 1907. Fu posto agli arresti domiciliari a Diourbel, ma non gli impedì di proseguire la sua opera religiosa. bismillah waa ko mba soxna si ci exposition bu am solo boobu kon xam naa dañuy continuer ak làkku wolof kon bu ko defee soxna si li mu xamle mooy biographie wu sëriñ bi ak tamit am njàngam ak tàmbaliwu yoon wi ak fondation wu Daaru Salaam ak Touba ak lu mel ne arrêté gi ñu arrêté sëriñ bi wala jàpp gi noon bi jàpp ne da koo jàpp yóbbu ko Gabon ak ñibbiseem fii ci Sénégal. Si Amadou Bamba moo ngi gën a àdduna ci atum junni ak ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ci ci atum jullit di amoo ak 1853 ginnaaw génn àdduna gi yonent yàlla Iisaa alayhi salaatu wasalaam. mi ngi gën a àdduna tamit Mbàkke Bawol ñun ñëpp xam nañ ko mooy gi dend ak Touba. nekk ci région wu Diourbel ci Sénégal waajuram bu góor moo nekkoon Maam Mor Anta Sali Mbàkke nekkoon jàngalekat bu mag lool ci diine waaye nekkoon itam ab attakat boo xam ne bu mag la woon buñ joxoon cër la itam waajuram bu jigéen mooy soxna Jaariyatullaahi Mariama Bousso nga xam ne jigéen la ju baaxoon lool ji woon lool waaye bokkoon ci askan woo xam ne askan wuñ xamoon lañ ci diine ci alxuraan ak ci ak yiw waaye sëriñ bi ci wàllu waajur wu góor moo ngi bokkoon ci famille boo xam ne bu prestigieuse lañ bu ñuy wax famille Mbàkke nga xam ne ci askanu Mbàkke la bokk askanu Mbàkke woowu nag ci ay maamam moom Serigne Touba boo ko toppee ñoom ci seen ay origine ñoom ay pël lañu ay tukkuleur lañu woon Serigne bi itam nag ci dundam gi yëpp da koo jagleeloon rek suñu borom subhanahu wa taala ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dund na itam lu tolloog juróom-ñaar fukki at ak juróom muy 75 ans mu génn àdduna ci 1927 ci Diourbel ci wàllum njàngam Serigne Touba Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mu ngi dalee ci waajuram bu góor wi di Maam Mor Anta Sali ginnaaw bi nag jàng na ci ay jàngalekat yu wuute comme yu mel ne Serigne Tafsir Mbacke Ndumbe nga xam ne Serigne bi jàng na ci moom jàng na itam ci Cheikh Mohamed Lamine Diop Dagana nga xam ne ni ko Cheikh Mohamed Lamine doon nettalee wax nañ ne en route la doon jàng Cheikh Mohamed Lamine Diop Dagana nii nga xam ne Cheikh Mohamed Lamine Diop wax nañ ne Serigne bi da doon indi muy topp waaye daa mujj naan ko nay indi muy mokkal ndax li Serigne Touba doon wax da koy yéemoon lool. Serigne bi itam jàng na ci Samba Tukulóor Ka demoon na ci Saalum ngir jàng ci Samba Tukulóor Ka jàng na fa la ñu tafsir hadis ak fiqh muy jurisprudence islamique
jàng na itam grammaire arabe muy naxwu ak lu mel ne tasawuf bi waajuram bu góor wii nag ñëwee Mbàkke Kajoor sëriñ bi moom daa àndoon ak moom ndax Maam Mor Anta Sali comme ni ñu ko waxee woon léegi comme ab attekat la woon boo xam ne da doon atteel ñu mel ne buur yeeg yooyu waaye fu buuri àdduna yi dëkkoon moom daanul bëgg a dëkk ak ñoom li mu doon bëgg rek mooy sant ci seen wet lu mel noonu moo tax mu Maam Mor daan bëri lu mu daan tuxu bi ñëwee Mbàkke Kajoor nag sëriñ bi daa àndoon ak moom continuer ak moom ci njàng mi nga xamee ne moo ngi ko doon jàng waaye ci topp gi mu topp waajuram sëriñ bi taxawalul dara loo xam ne rek lu wuute la ak li waajuram bi nekkoon lu jiitu Maam Mor Anta Sali du fi jógee sëriñ bi sosul dara taxawalu itam dara ginnaaw bi nga xamee ne Maam Mor génn na àdduna ci atum 1882 ci la sëriñ bi daal di ci déwén sa ci la sëriñ bi sos yoonu murit nga xam ne lu njëkk bi fi Maam Mor di nekk soxlawul woon dara rek dara soxlawu ko dara ñoru ko woon ci noonu la sosee yoonu murit bi mu sosee yoonu murit ci Mbàkke Kajoor ba ci as diir rek sëriñ bi tamit daal di ñëwaat Mbàkke Bawol bi mu ñëwaatee Mbàkke Bawol ci la sanc Daaru Salaam gi nekk fa ay at bi mu fa nekkee ay at itam mu sanc Touba ci atum 1888 bi mu sancee Daaru Salaam ak Touba nag taalibe yi xawoon nañ bëri ngir ne dañ doon ñëw di jàng si waaye lu njëkk loolu itam bi muy sos yoonu murit nga xam ne moom ci mu njàng rek la nekkoon ndax téere yi mu daan bind sax demoon nañ ba Maam Mor Anta Sali daan ko jàngal ndongo yi nga xam ne ñoom la yoroon ci daara ji nga xam ne daan na jël téere yi sëriñ bi yi nga xam ne sëriñ bi moo ko bind di ko jàngal ndongo yooyu kon mu nekkoon ku teeloon dégg lool xam-xam ku ko teeloon am lool waaye ko amoon fasaxa lool ba nga xamee ne ndongo yi sax dañ ñoom liñ doon bëgg mooy sëriñ bi di leen sas seen ay bind ndax fasaxa bu sëriñ bi amoon bi mu defee noonu ba ñibbisiwaat ba sañ ci Tuubaa nag taalibe yi commencé yokk waaye li tax yàlla suñu borom bind ñu ñun muy ñu jaamu ko sëriñ Tuubaa moom da daan sañ ci dëkk ngir loola mooy ne moom da daan sañ ci dëkk ngir jaamu ci yàlla suñu borom tubaab yi nag ñoom ci seen xel mu gàtt dañoo jàppoon ne sëriñ bi moom nit yi ko wër maanaam moom ku àdduna soxal la kon dina jéem a wut lu ñuy wax ab xare wala ab guerre boo xam ne day armé wu jàkkaarloo ak noon bi loolu tiitaloon na tubaab yi lool ba nga xamee ne ñoom ci sabab yooyu ak ci boole guñ daan boole sëriñ bi ñenn ci nit yi daan boole sëriñ bi ne daa daan gàntul impôt ak yu demee noonu tubaab bi nag loolu metti woon ko ba mu woolu sëriñ bi ci Ndar sëriñ bi mu ko woolu itam sëriñ bi yónni woon na maam Thierno Ibrahima Fati mu demal ko Ndar wax nañ ne maam Thierno bi mu demee comme ci tënk rek bi mu dellu siwaatee ci Mbàkke Baari ndax sëriñ bi xam ngeen ne Mbàkke Baari la dem nekk fa lu mat 5 wala 6 mois ci lay doog a tukki dem Gabon bi mu yónni wee borom Daarul Muxti ba borom Daaru ñëw ci samedi googu wax nañ ne borom Daaru bi mu ñëwee ci suba ci sëriñ bi dugaatul ci kees gi noonu la jaaree jaar fi nga xamee ne mooy jeewal jaar kokki jaar Louga nga xam ne biñ nekkee Louga ba ci tàkkusaan bi loolu mi ngi xew ci ak samedi di yemoog fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci 1895 sëriñ bi mu jógee Mbàkke Baari jaar na jeewal jóge fa jaar kokki jóge fa jaar Louga bi mu jëree Louga nag ba ci ginnaaw tàkkusaan ji wala lu ko jiitu tuuti rek ci la sëriñ bi jël saxaar gi dem Saint-Louis bu mu agsi wee Saint-Louis nag mi ngi agsi Saint-Louis toog na fa ay ab diir ñu koy doog a atte ba mi ngi am ci le 5 septembre 1995 bi mu ñëwee ñu ko attee ba pare itam noon bi moom li mu njëkkoon a bëgg li mu njëkkoon a def li mu njëkkoon a wax ne moom la def mooy dafa bëggoon yóbbu sëriñ bi Madagascar waaye li ci topp moom it mu xalaat ne da koy yóbbu Gabon xam ne sëriñ bi bi muy dem Gabon Ndakaaru la départ ndax bi mu jógee Saint-Louis dafa dem Ndakaaru def fa ñaari guddi ca ñetteelu fan ba ci la dem fi nga xamee ne mooy Gabon waaye sëriñ bi li ñu koy dugal ci gaal gi yëpp moom waxuñu ko woon fi muy jëm xamu ci woon lu bari waaye bu ko neexoon itam mën na faa yemale lépp ndax koo xam ne suñu borom subhanahu wa taala da lay xamal loo xam ne ñëwagul comme ni waxee ne allamani rahmanu fi safina bi annani alxadimu fil madina kon sëriñ ni ko suñu borom xamalee ne ko woon mooy xadimu fil madina njot noonu la daan xamee lépp loo xam ne ñëwagul woon sëriñ suñu borom daan ko xamal boobu nag jaar na Conakry jaar Grand-Bassam muy Côte d'Ivoire jaar na itam Cotonou ci la dem ba Gabon bi mu nekkee Gabon itam ci tënk rek Gabon mi ngi fa nekk 1895 ba 1902 ba ni muy ñibbisi ci Sénégal moo ngi ñibbisi ci tukki bi ci atum 1902 waaye taxul tubaab bi bàyyi ko benn yoon
ndax bi loolu amee itam ba tukkib géej gi jeex nga xam ne sëriñ bi jaar na fi mu jaar yëpp bi mu ñëwee jaar Sànnuusi jaar ci dëkk yi mu jaar yëpp baa ngi sibaat Daaru Salaam ci nganam gu sii googu ci maam Cheikh Anta te réewul ab diir la fa def rek ñëwaat ci Daarul Marnaan waaye kërug Daarul Marnaan gi nekkoon di lakk googu kërug Daarul Marnaan gi doon lakk nag sëriñ bi mu koy defar lu waat nga xam ne wax nañ ne defar bu gaaw lañ ko defar sax wax nañ ne daanaka rek suñu sawàlloo li muy nettali day mel ne daa taxaw lu néew rek kër googu daal di noppi muy kërug Daarul Marnaan bi ñu koy defar nag ci xërug maam Cheikh Anta ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom dañoo demoon wuti ay lal ba Ndar lal yooyee nag bañ koy indi ci la pël mu ñuy wax Demba Ngaar moom pël boobu daal di gis ne ay lal la ñu indi mu demaat ci tubaab bi daan ne ko sëriñ bi day waajal fayu ngir ne lañ ko defoon da koo métti waaye loolu ñàkk a xam sëriñ Tuubaa la rek ndax sëriñ bi du fayantoo léegi nag bi ñu waxee loolu ne ko sëriñ bi day waajal fayu ndax bopp lal yi ñu gis ñoom moom lañ tegoon ay arme te fekk na loola ay lal la woon rek ñoom ñoo xaroon rek di ko ci def ñoom xam nañ ne sax sëriñ bi moom daanu ko jëfandikoo waaye téere yi la daan teg ci seen kaw bu ñu waxee loolu tubaab bi itam daal di ñëw di saytu kër gi bi mu ñëwee saytu kër gi ba pare itam ci loolu moo waral tukkib jéeri ji muy Mauritanie dem gi Serigne Touba dem Mauritanie ci ginnaaw bi boobu itam ñoom dañ koo taxal ne ko day xeex ci la bind xasida gi yaa jumlatan nga xam ne ci Touba la ko bindee xasida la goo xam ne mën na ne Serigne bi da ciy teggi tuuma ndax da leen ciy def lu mel ne da leen ciy xaw a ŋàññi ba pare doog leen wax jihaadam ak lu nekk ni mu koy saafare nga xam ne sëñ bi dinaan yaa jumlatan xad sallafu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu ñi nga xamee ne ñoom yéen mbooloo mi nga xamee ne daal da ngeen ni taslis mooy da ngeen ni boole yàlla da ngeen ni ñettal suñu borom subhanahu wa taala man daal amu ñu may def ak ñooñu nga xam ne sëriñ bi moom tubaab bi bokkaale gi ñuy bokkaale yàlla moo ko gën a métti sax ci tooñ yi nga xamee ne moom lañ ko doon tooñ ci noonu lañ koy yóbbee Mauritanie mu nekk fa 1902 ba 1907 mu dellu si waat nekk Jurbel ci résidence surveillée ba ni muy génnee àdduna nga xam ne dundam yëpp li ci ëpp daanaka jógul ci loxoy noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ci xasida yi rek ci xasida yi rek lan mën a xam sëriñ bi